Week-end sur la RTS 4 Casamance, c'est le week-end en Casamance, c'est le week-end à Ziguinchor et voilà, c'est le week-end, c'est comme ça et bienvenue pour un nouveau Samedi Live Show, l'émission musicale que vous propose la RTS 4 Casamance, émission que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter comme tous les samedis à la même heure. Alors Samedi Live Show, tey nag dañuy am gan bu doy waar. gan bu mag a mag kii sama grand la vraiment sama lépp la vraiment un artiste confirmé un grand artiste que nous allons recevoir aujourd'hui mais avant cela je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui nous suivez depuis chez vous vraiment un grand merci à vous tous qui adorez le Samedi Live Show et qui vous nous le faites savoir vraiment nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue alors comme ni mu ko waxoon ci njëlbeen rek tey nag dañuy dalal ki nga xamante ne mooy Laye Ngom dama lay bàyyi léegi rek nga jàkkaarloo caméra bi nuyoo ñëpp ñi nga xamante ni ñooy seetaan RTS 4 Casamance Laye Ngom. maa ngi nuyoo ñëpp dina asalaamaaleykum RTS nga xam ne mooy suñu kër di jaajëfal directeur bi ba si suuf que dina xamal ni voilà ñu ngi ci aar bi daal. waaw Laye Ngom yegsi na. waaw yegsi na. yoo de. ak bagage yu bari. Laye Ngom yegsi na. ak gars yi. ku ragal na nga daw waaw ku ragal na nga daw. bu ñëwee dal sa kaw. waaw bu ñëwee rek dal sa kaw. dal sa kaw boobu. très bien Laye Ngom nag il n'est plus à présenter ici à Ziguinchor Laye Ngom xam nañ ko ci ngénte yi ci mariage yi. ci événement yu mag a mag yi ci festival yi. Laye Ngom bu ñu nee Laye Ngom rek xam naa ñu bëri na ne waaye Ngom. waaw pour l'information Laye Ngom nag c'est le frère de ki nga xamante ni moom la Sénégal yëpp xam mooy sunu grand bi feu Moussa Ngom donc yaa nekk nii vraiment am na solo yow nga ñëwaat ci loolu noonu waaw vas-y Laye waaw maa ngi DJ maa lay jaajëf di la nuyoo bu baax aussi di la xamal ni waaw ñun ñu ngi ci art bi chaque jour comme ni ma la ko waxee di topp suñu mag yi yoo xam ne ñoo fi jaar te tey dem nañu ñu béy ñu fi ku mel ni Moussa Ngom chaque jour rek dañuy mooy suñu maanaam udel daal waaw ci moom la ñuy jàng lu bari waaw ak suñu mag di Sagar Ngom waaw di jaajëfal nag waa Ziguinchor yëpp waaw di ñëw ñëpp waaw béy ñu kenn waaw di xamal nag ñu ngi ci kawam. waaw Laye Ngom moom mu ngi ci kawam. waaw Laye li mu la njëkk laaj ci question mooy kañ nga commencé musique yow. man musique maa ngi commencé 88. 88. loolu laa commencé tourner waaw bu ñu naree calculer ça fait plus de 30 ans. 30 ans plus de 30 ans yaa ngi def musique. 30 ans alors Laye Ngom ñun dañ la xamee ambianceur Laye Ngom moom bu nekkee sur scène moom vraiment. Laye Ngom day naaw quoi. waaw donc tu fais de la percussion. tu chantes vraiment dafa mel ni yow artiste multidimensionnel nga quoi da ngay te je pense que daf nga chorégraphie aussi. def naa chorégraphie bu baax à Bakin daa ma nekkee Bakin waaw. da xam ne ni je suis percussionniste moom laa yàgg doon yootu du ko jàng mais en même temps bu ma gisee sama mag Moussa Ngom muy woy ma ne pourquoi ngomeen la c'est askan géwél bi la dama war a woy. donc on peut dire que grand bi. vraiment moo tax ba nga ñame woy. moom moo ne puusal bul bay waaw. ok très bien dinañ ñëw après si kanam si bi ngay commencé dugg carrément woy lan moo la poussé ci lan nga commencé woon. vraiment sa carrière naka nga ko démarré. ba tey jii nii yaa ngi am groupe bu lay accompagner. mais balaa boobu en parlant de groupe te xam nga émission bi mu ngi tudd Samedi Live Show. boo déggee Samedi Live Show rek live la show la. on fait le show. Laye tey gis naa ne pare nga. léegi yow nu ñuy commencé ban morceau la ñuy commencé. dañuy commencé Tara. Tara ndeysaan muy Cheikh Fouti Tall. waaw nga xam ne wala ñu ko fàtte. dafa xeex si l'islam waaw man nag moo ñaanal sama maam ci Boukotte Jembere waaw moo tax du ma ko fàtte mu. doo ko mos a fàtte te gis naa ni souvent booy démarrer sa show wala say live wala say concert yu bëri yoo xamante ni fekkee naa ko. morceau bi ngay démarrer moom laay jël. maanaam mooy sa. mooy maanaam hymne bi daal mooy suma paawa. Power. waaw mooy power bu mag. Fighting power. moom mooy taal. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes avec Laye Ngom dans le Samedi Live Show. Laye Ngom daf ñuy ñëw may benn show bu graaw benn live bu graaw Laye. waaw ay ca ni dem. ati bismillah. Let's go. ok gars yi. yee tara.
Cheikh Mafouti mooy borom Bandiakara mooy borom Xarwar yee pulo nena moji baba moji pulo borom taay Cheikh Mafouti tara Janka wale Madina la 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 Madina pula Mami Cheikh Tall Mami Cheikh Mountaga Tall moo ko jofa Alpha Yoro joko Maam Ousmane baay Alaaji Man Bakari Dara Man arabo ko bëcc moo xeex l'islam kora Mama Jabaate Cheikh Mafouti Tall mooy borom Bandiakara moo taal yoon bi Cheikh Mafouti Tall dafa Njaay Pulo FC Njaay borom Dakar Njaay Mama Njaay
Ziguinchor man da bëgg naa la yee Pula tara 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 Chama Fuuti oh Pula yee tara wallahi tara Laye Ngom de la grande famille ngomène grande famille de griots fii ci Sénégal vraiment Laye ñu ngi lay dalal encore une fois sur la RTS 4 Casamance alors Laye balaa ñoo tàmbale xam nga on a fait ta présentation. yow vraiment je pense que def nañu présentation ba pare. donc balaa ñooy gën a xuus rek ci waxtaan bi ak show bi nga xamante ne moom nga ñu andil. da ngay présenter un peu sa musicien yi. parce que xam naa ni sans ñoom moom xam naa ni moom. di dem li ngay door nii lu neex li moom vraiment du génn bu baax. n'est-ce pas di dem ay ca Laye ni dem. waaw musicien yi kii Famara Diabaté sama doomu ndey la ñu bokk askan gis naa ni moom fa partout yéen a ànd quoi. partout ñu ànd sama doomu ndey la muy ku baax waaw gëm li muy def ku ci topp mooy Issa Traoré moom tam sama doomu ndey la. Issa Traoré moom moo nekk ci. Calabas bi Calabas waaw xam nga bu njëkk ba lii maam yi mooy suñu batterie bii waaw mooy suñu batterie maa ngi koy fàttaliku jamono yu nekkee xale dañuy gis suñu yaay bu ñu amul sabar dañuy jël paani ndox ñu jël lekkat bi def ci biir mu mel ni sabar waaw ku si topp nag moom suñu kilifa la suñu mag la suñu nijaay la mu ñuy jàppale ci aar bi muy Samuel Badji yàlla béy ko ba ci kanam. moom comme ni ma koy waxee saa su ne rek. moom monument la. waaw moom racine bi la. moom monument moom mooy dem nañu partout maanaam moom. on a fait en Angleterre partout Londres. kële sama doom ndey la Baye Tama moom tam ku baax la waaw jàpp si benn béy. borom tama gi. muy tama di sabar. mu ne ko rungun. waaw rungun tum. waaw groupe bi nag. waaw. jaajëf. groupe bi nag muy groupe Kasumay Band. Kasumay Band. Kasumay Band. waaw voilà Kasumay Band. waaw pour ñi nga xamante ni dégguñu Joola. waaw Kasumay mooy. mooy peace and love. peace mooy maanaam jàmm. waaw la paix. Kasumay Band mooy orchestre jàmm daal. jàmm daal. ok li ko tax a jug mooy. waaye taw feex rek. taw feex rek waaw. jàmm rek def rek. dem rek. dem si jàmm rek wane culture bi la Casamance bi. très bien mais Laye dama gis da nga show musiciens yi ils sont chauds xam nga mooy loolu. donc xam nga def dañuy enchaîner prochain morceau bi loo may may. bon premier morceau bi dama bëgg a jox sama Famara. waaw mu ñëw. borom Kora. borom Kora bi. mu am fu mu fël. après ma ñëwaat. après nga ñëwaat. ma ñëwaat waaw. mais Kasumay da ngeen garaaw quoi c'est-à-dire kii day jékki-jékki jël jox sa morom. waaw xam nga kii jékki-jékki ñëw dóor. adduna potindaal la potindaal da ngeen naan jox sa morom. waaw jox sa morom def nii mu dem dikkaat. rek mu dem mais lañu laa bëgg. ayca nañ dem jabaate. ayca nan let's go.
Aminata Njaay wo ilole alimita fatagabo ilomana manam ngom ara wadata manam jebate mama sirle Sambil baji mama sirle alimaron mita mama sirle danser, allons danser, danser, allons danser, allons danser, 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 allons danser, allons danser, 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 Mais c'est dansant, ça fait bouger ça. Hein? On reconnaît un peu tuuti musique malienne, un peu ni laal ci tuuti salsa ah waa mais Kasumay Band da ngeen a garaaw donc grand bi j'espère que mun naa waxtaan ak moom sama gars yi waa technique. waaw n'est-ce pas. waaw. Mais grand morceau bi est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau là ça parle de quoi maa ngi dëgg Mbife xam naa ni mbëggeel la n'est-ce pas. bëgg la waaw voilà mais bëgg la jàmm la aussi waaw suñu jabar yi la ñuy doon bëggal quoi waaw suñu soxna yi waaw moom lañ doon wéy quoi waaw. am na fi une grande famille de griots de la famille Diabaté ah dañuy gis ay voilà vous êtes très nombreux hein, surtout Kora mais yan lan moo tax ngeen moom Kora quoi boo déggee Diabaté rek Kora quoi mais yéen Kora bi daal yéen a ko moom quoi. boobu ay juddee waale la quoi. waaw ñu ko juddee waale quoi. waaw suñu mi ngi nekk suñu sang bi aussi quoi. waaw très bien jërëjëf. en tout cas très beau morceau vraiment ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax a baax a baax. laay damay dellu si yow dañuy waxtaan un peu si sa musique tey jii Laye Ngom voilà bu ñu doon ne Laye Ngom artiste Laye Ngom lan lay def si musique lan lay def comme musique. man afro lay def afro mandinka dinaa woy soose ak joola ak olof. musique bu may def nag musique maanaam d'origine mandin la parce que dama commencé si tëgg ay soruba ci laa commencé waaw di dem ci lël yi di tëgg nag pour ma mun a am parce que jamono yi mënu ma am sabar mais ci lël yi dafay am ay sabar dañuy ñëw équiper loolu di ci jàng di nekk ak ndul yi. mooy jàmbadon yi. mooy jàmbadon yi jàmbadon waaw. non foofu la nañ fële nag foofu la ñu si gën soññi ba la xamee. parce que boo nee Laye Ngom la ñu ne voilà te muy tëgg jàmbadon. grand yow ku la xool sa xam ni
ku la xool xam ne yow ku yàgg tëgg jàmba dongo quoi. parce non que yàgg na doore affaire yi. non yàgg na vraiment dafa doy waar quoi yàgg na voilà alors ma gis aussi si sa musique. si sa musiciens yi. ma gis si loo xamante ne tant que commencé nañ di ci waxtaan. mooy leket. gis nañ ni léegi souvent dañuy gis ni musiciens yu bëri artistes yu bëri dañuy dellu si at si cosaan. mooy leket parce que bu njëkk dañ doon gis batterie. xam ne tubaab bi moo ko moom mais tey dañuy gis souvent. artistes Casamance yu bëri daal dañu gis ni. dañuy intégré leket. voilà ci seen biir musique quoi yow la moo tax nga intégré ko yow. waaw parce que instrument la leket instrument la parce que man bu ma nekkee xale dama comme ni ma la ko waxee sax damay gis suñu yaay bu ñu amul tëggkat sax. moom la ñuy jël def ci paan yi ndox teg ko di tëgg mu nekk instrument boo xam ne tosaan la. donc yoon la nga delloo si ko yow si sa musique. ma delloo ko si musique bi parce que am na place parce que bu ñu amul batterie moom mooy suñu batterie waaw. donc maanaam presque lépp li nga xamante ne batterie moom lay def leket bi dina ko gérer quoi. leket bi dina ko gérer lépp quoi. leket bi dina ko gérer. très bien léegi dañuy ñëw un peu si sa carrière Laye Ngom nee nga nu bi nga commencé musique ça fait une trentaine d'années. donc vraiment yàgg na ëpp na 30 ans. yàgg na alors tey jii li muy bëgg laaj xam naa ni c'est difficile de faire de la musique ici en Casamance. parce que vraiment bépp artiste boo laaj daal. dina la wax ni la vraiment c'est difficile. te xam naa ni moom yombul pour génne ay album mais est-ce que yow tey jii nii mën nañu wax ni Laye Ngom génne na album am na fu mu jaar sa jaar-jaar un peu bëggoon naa nga wax nga ñëw si tuuti. waaw man nag sama jaar-jaar dafa neex sant yàlla nag waaw maa ngi dund maa ngi xelaat def naa album en Angleterre muy Kasumay Band ak Samuel Badji bi mu nekk album bu tudd Rhythm of Sénégal. Rhythm of Sénégal. Rythme du Sénégal. waaw mu ngi ci World Music. foo dem Paris wala Hollande foo dem nga ne Kasumay Band of Rhythm Casamance ñëwoon la album bi. ok donc si je comprends bien album boobu yaa ngi ko génnee Europe. maa ngi ko génnee 2004 en 2004. 2004 en France wala en Angleterre. en Angleterre. mais kon yow on peut dire que kon Laye Ngom grand kon yow am nga xaalis parce que yow ku dem ba génnee album si tubaab bi nga xamante tubaab bi ñoom duñ ko caaxaanee lépp lu jëm ci affaire droit d'auteur grand ñaata ngay laal par mois droit d'auteur bi ñaata mooy. waaw. album bi sant comme ni ma waxee sant yàlla rek ndax Europe xamuñu fa ñun dañuy def dara album boobu dañ ko def sacrification dañ ko def pour ñu mun ñu xam mais incha allah ñu ngi ci yoon album buy ñëwaat boobu kat nga ma gis Ziguinchor. waaw mais bul ma fàtte rek. déedéet dama ñëw ba RTS dama ñëw ba RTS ne la DJ. waaw am nañu concert boo xam ne Londres. waaw ak Paris ak Allemagne. comme ñoom Iba ñuy def. ñoom Pape Cheikh. yow da ngay ànd ak ñoom waaw ma ànd ak ñoom sax. yow da ngay ànd ak ñoom léeg-léeg ma ñëw ne la bon ok grand alma oto bi xam nga télé samedi foog ma xam rek. non yow man balaa ma ñëw si podium bi sax yow yaay chauffeur ne leen Laye Ngom wax fu ma jaar. en tout cas yàlla na ko yàlla def vraiment c'est loolu daal lañ lay ñaanal vraiment parce que xam na ni musique bi nga def vraiment am na solo. donc Laye. Samedi Live Show wax bi du bëri. troisième morceau bi lu muy doon. troisième morceau bi mi ngi tudd Kumo Siata. Kumo Siata. waaw loolu soose la waaw wax bi dafa bëri. waaw wax bi dafa bëri. trop maanaam yow loo bëgg wax foofu Laye. non yaa ngi gaar waale de dëgg naa wéykat ak ñoo mën a gaar waale. loolu lan la Kumo Siata mooy. Kumo Siata mooy. wax ji bëri na. wax bi bëri na koy waxal foofu. non nañu wàññi wax bi. waaw doomi aadama yi daa nekk rek. waaw maanaam si fépp daal. ñëpp du si musique bi kese fépp daal. ñëpp si bërëb liggéeykaay yi. fépp daal si kër ga vraiment. tout waaw nañu wàññi wax bi. nañu wàññi wax bi yokk liggéey du liggéey. ayca damal ma xool. Jata kendi abije moyena kurobe koyle
doni ti amo siata na doni ki bu wanta am na ñoo xamee dañuy bari wax seen wax bi dafa bari waaw waxtu julli jotee na nga jàpp ba sella jaamu sa borom liggéey moo wóor waye naa ku moo si yaatale waye faa ku moo si yaatale ni si ma yaa ni jaata kindi yaa bi jee waye naa ku roobe koy na musangam nelaw na waa janga Tuuba kuraabe koy lale kuraabe koy lale na kuraabe koy lale dige pacha kuraabe koy lale min sima yani jata kendi yabi je woyena fanta dabo dila awa baro madam Jeju yaay Amadou Jibril dafa jaayo Cheri Fanta kurobe koy Lamin Sora bignon encore Mamadou Lamin Sora oh doomi Casamance ago kuraabe koy na doli dia mo siyata Laye Ngom nga ne Kobe Kumo Siata waaw donc loolu mooy invitation vraiment nanu yokk liggéey bi nanu yokk liggéey bi surtout am na solo Laye Ngom est-ce que musique day fay fii biir Casamance est-ce que musique vraiment dina permettre artiste mu dund fii Casamance mais bu ma nee déedéet parce que gars yi tam ne ma non fii amul xaalis xam nga di kii fekk gars yi ñu ngi am seen i affaire si suuf xam nga waaw man nag doo ma jaar fenn de attention Samedi Live Show. waaw du ma bàyyi fenn. waaw du ma bàyyi dara mu jàll. waaw waxal. est-ce que vraiment musique bi fii nag est-ce que artistes yi ils arrivent à vivre de leur art quoi vraiment. waaw musique bi fii nag métti na trop wax dëgg yàlla métti na trop waaye nag sant yàlla comme ni ma ko waxee ndax fii bariwul ñuy jël orchestre yow xam nga loolu baar yi bariwul ñàkk dégg ñu musiciens yi bari di jouer fii non parce que dafa xaw a kii daal xaw na jafe daal. waaw jafe na daal si. waaw mais bon par exemple yow ku mel ni yow Laye Ngom on sait que tu joues souvent si yenn hôtel yi nii si yenn manifestation yi nii comme ni nga ko waxee ci njëlbeen
xam nga tu arrives à te produire de temps en temps est-ce que par exemple avec ça est-ce que bon tu arrives à comme ni ko tubaab bi di waxee est-ce que yaa ngi mën a waaw yaa ngi gérer quoi maanaam est-ce que ça te permet voilà mu ngi dox voilà loolu laa bëgg dégg mu ngi dox waaw mu ngi kii quoi affaire yaa ngi dugg quoi mu ngi dox xam nga ne foog ma am fu ma jaar waaw pour yegg si foofu waaw mais daal métti na gars yi mun ñu béy xel waaw mais mi ngi dox nag ñun tous les vendredis tous les samedis dañuy jouer yéen a ngi jouer mu ngi jouer waaw mu nekkul biir Ziguinchor c'est biir Ziguinchor sax biir Ziguinchor yéen a ñu dem Cap yéen a ñu dellu si waaw mais tous les vendredis tous les samedis am nañu programme voilà waaw loolu nag dafa jafe si artiste te yow am nga ko am naa ko waaw def naa li ci des rek mooy peut-être xëy na tournée tournée yooyu Dakar waaw Gambie loolu la voilà Europe pourquoi pas waaw bilaahi ok alors toujours si sa carrière Laye Ngom yaa ngi ni wax ni génne nga album génne nga album en Europe mais est-ce que biir Sénégal am na loo jot a génnee bu nekkul album est-ce que par exemple single la est-ce que par exemple rajo mën na ne woy bi Laye Ngom moo ko woy ni koy déglu rajo est-ce que loolu am na fii waaw man nag au niveau de Sénégal génn ma fi album ba léegi parce que maa ngi koy togg maa ngi koy defar ba pare comme je suis basé à Ziguinchor ñu bari dañu may ne looy def fii demal Dakar ma ne pour may dem Dakar fii laa dëkk lu ma yàlla war a may dina ko jëlee Dakar indi ko ba fii bien sûr parce que nit ki sa wërsëg nga mën a lekk mu bëgg nag télévision la ñëpp ñu ngi ciy béy xel que promoteurs yi nañ dugg bateau bi Aline Sitoé bi ñu ñëw fii Ziguinchor bu ñu ñëwee nañ jaar RTS rek. nañ am nañ fi gis lu ay talent yoo xam ne bu ñu jógee Dakar sax ñu bari dañuy làqutu ndax ñu ngi koy liggéey ñun waaw ñu ngi suñu base mission da nga am base foo ko bëggee gis demal telle place. waaw loolu mooy daal gëmoo le fait que nii naan non pour ma génn si il faut ma dem Dakar parce que fii mooy loolu il faut ma dem Dakar en sachant que Dakar dafa saturé xam nga te dafa am musique boo xamante ne xëy na moo fa gën a moom la gars yi di gën a consommer mooy mbalax mais yow daal gëm nga ni daal boo toogee fii Casamance daal di nga ci mën a génn vraiment. dafay nekk parce que ñoo xam ne ñoom la ñuy dundal fii bëgg nañ suñu musique su ma la invité vendredi nga ñëw fu may tëgg nii lay def. kon xam nga vraiment tu as un public. ko xam nga loolu voilà ko xam nga loolu tey ñu bu ñu amee promoteur bu ñu war a def album bi naa lay wax ni une semaine waa ji dafay def encore day pressé. mais laay mais grand wóolu nga sa bopp de. ma ne de dinañ jaay lu ma 10 000. gars yi RTS xam nga RTS la te gars yi ñu ngi nii seetaan xam nga on sait jamais mën nañu tomber si benn promoteur c'est l'occasion en fait de lancer un appel aussi à ñi nga xamante ni les bonnes volontés même whatever boo nekkul sa promoteur. mais nga gëm Casamance bëgg culture Casamance nga jàppale artistes yi parce que le talent il est là c'est clair c'est net à travers le Samedi Live Show vous avez l'occasion de rencontrer de découvrir ay artistes donc vraiment talent baa ngi fi mais vraiment c'est l'appel que nous lançons pour ni jàppale artistes yi vraiment donc Laye Ngom vraiment nous te souhaitons vraiment tout cela léegi bëggoon naa ñu xuus si benn kii parce que sa musique gis nañ si Kora Casamance Leket Casamance mais gis nañ si Tama waaw tama bi man daf ma kii quoi tama bi mais laay mais ngénte yi ak mariage yi tama bi nii waaw xam nga ngénte wax nu ci tama bi la da nga dugal ko sa musique waaw non dama ko war a dugal parce que Sénégal la nag man maa ngi fàttali jamono ma nekkee xale fu ma dëkk Kandé suñu paa tukkuloo ñu dëkk Waalo duñ doon yebee sabar sax tama rek di toj dog di wangoo rek di toj koñ bi te suñu musique wangoo mi ngi ci waaw morceau buy ñëw wangoo la sutukun la kon laay dañuy wangoo waaw mais est-ce que ñi di seetaan RTS d'accord ni pour ni wangoo kon nañu wangoo dañu wangoo ay let's go may ko suñu yaay Marème Faye waaw madame la dame du ko may ñëpp ate ñu dem sutukun Bitalangan sumana dem fe Batama Alhamdulillah Rabbil Alamin
yàlla war na jaam sant yàlla war na jaam mi tallangan sumane dafa wallahi mi tallangan sumane dafa wala suto kumala satokong suto la summu sola le nata la summiya adim fadu wala jabita tonya la suto kumala nanam mi tallangan sumane dafa njay betuma bibe dunia muela dunia tamanta manta manta midalla summiya Allah midalla erdes Allah midalla summiya ay kodo tabannake wallahi muso tabannake wallahi kodo tabannake ba ma duwala jabita ona la sitoku nanam bitala ngan sumane dafa Adamar Data I saw Sora wow ay dunia siti dunia tamam tamam aduna amul solo Mariama janke Mariama janke ewongo enatali Mariama janke Mariama Messi dafa metti bi dafa metti yoon bi dafa soodi yoon bi dafa soodi dide ñi da lay siis ñi di la attaña kalwa boy Mariama Faye Mariama Janke Mami dafa enatali ala tukulodi aha kai ay wango way abi jallo borom kande
Mariama boy Mariama boy mi si dafa metti aar bi dafa metti waaye sama yaay ñaanal na ma Mariama bo Mariama Jah Mariama bo Mariama Jah Laye Ngom et le Kasumay Band. Laye Ngom et le Kasumay Band. Laye Ngom est-ce que xam nga ne affaire yi dafa neex tellement que. ñu ngi may wax ni ma 10 minutes kese moo des. affaire dafa gaaw quoi. Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Déjà ñu ngi may wax ni moins de 10 minutes moo des donc on n'a pas le choix je pense qu'on va jàll ci li nga xamante ni mooy ce projet yi vraiment rapidement. lan ngay waajal. lan nga bëgg def vraiment lan nga bëgg def vraiment yow Laye Ngom sa projet. waaw suñu projet nag ñu ngi ci kawam ndax ñu ngi war a exploiter benn affaire boo xam ne Kandé nga xam ne mooy suñu base waaw ñu ngi ci kawam ñu ngi préparer ay album tam waaw di ñaan nag promoteur yi comme ni ma la ko waxee rek nañ ñëw waaw nañ ñëw ñu jàppale ñu ndax Ziguinchor Dakar soriwul waaw loo fi def balaa ni ne 5 minutes mu egg Dakar kon nag. bisimilah welcome waaw di sant ñëpp nag waaw sant sama waajur yi ñaari waajur yi ak di sant sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñuy def ñuy def yàlla dafa ñu xéewal bunte wërsëg bu ibbeeku RTS yàlla def fi jàmm rajo bi dem ba naka rajo woon international woon foo tël sa àdduna bi nga téye ko all around the world all the world all the world aba jaajëfate Laye Ngom alors Laye Ngom man bëggoon naa aussi ni waxtaan tuuti si benn affaire parce que yow di tey Laye Ngom yaa ngi Ziguinchor buñ la bëggee seetaan buñ la bëggee gis buñ la bëggee xool ngay produire fan la ñuy dem. bon buñ ma bëggee gis pour le moment maa ngi alternatif mooy boori Astou Diar bi. fa lay produit ak sama gars yi. waaw tous les vendredis tous les week-ends. tous les week-ends. ok fa la ñuy nekk bu ñu amee bouger nag dañuy bouger mais pour le moment mooy suñu base. waaw entrée bi nag. waaw fa nga ñëw rek dugg. waaw amul benn problème amul benn loolu moom grave amul problème gars yi xam nañu. waaw melomaan yi xam nañu. voilà c'est ça loolu la léegi Laye Ngom aussi on sait que tu as une vie de famille vraiment dañ lay bàyyi nga nuyoo la famille xam naa madame et tout ça waa koñ ba. waaw baax na parce que xam naa dinañ la seetaan te nañ suñu grand baa ngi nii ñu ngi koy gis télé donc xam nga ñooñu fu nga daloo leen njukkal tuuti. waaw maa ngi ñëw suma waa koñ Kandé bu ndaw di nuyoo chef de quartier bi sama mag bu baax la Ablaye Cissé di ñëw suma imam yi dëkk foofu ak sama yaay yëpp ak sama jigéen ñi yëpp maa leen di ñëw di leen di sant rawat di ñëw nag tout Ziguinchor ndax boo ne Laye Ngom dañu ne Kandé waaye Laye Ngom du Kandé ñoo ko moom mais Ziguinchor yëpp ñoo ko moom. maanaam Casamance. Casamance bi yëpp. di nuyoo ñëpp di sant ñëpp di leen ne nag nañ ñu jàppale. waaw nañ ñu jàppale ndax sama mag ji dafa doon wax Moussa Ngom dama Moussa wax mi ne ma suuf xam nga temps xale doo gis xale ñuy jàll ni suuf ñaata xale mooy jàll ñaata nit ñooy toog 7 personnes wala 8 ñu pousse suuf ma ne nit suuf buñ ko jàllee suuf dañ koy jàll comme nit. doomu adama dañ ko war a jàppale su la jàppale doo dem kon nañ ñu jàppale waaw. ku la bëgg contacter tey pour festival wala pour nga jouer ko yoo lay contacter wala am nga manager derrière est-ce que am na koo xamante ni moo lay defal say contrat wala moo lay suivre daal moo lay gérer sa planning. waaw loolu yëpp yow yaa koy def comme la plupart d'artistes aussi ah. waaw pour le moment amoon nañ suñu manager mais manager bi dafa tukki dafa voyager. ok léegi finalement suñu contact. mën nañu contact wala ñu contact Famara. très bien aussi su ko defee affaire bi day gaaw. waaw wala tamit ku soxla Laye Ngom mën na ñëw RTS. mun nga ñëw RTS DJ Pacha parce que yow yaay suñu manager wax naa la ko da nga bëgg a laaxatu rek. mais ku ma soxla nga bëgg ma gis ñëwal si DJ. incha allah moom. ne la ne fu Laye Ngom nekk. waaw ndax yàgg naa liggéey ak moom. jeex na tàkk waaw merci beaucoup waaw Laye Ngom on a moins de 5 minutes. donc dañuy je pense on a tàggatoo nañu da ngay remercier surtout parce que man damay koy fàttali souvent artistes yi. musiciens yi parce que musicien sans musicien. artiste bi du dara. te gis nañu fii Ziguinchor vraiment Casamance dafa am carence maanaam musiciens yi bëriwuñu. nga artiste nga am ku lay accompagner bëriwul donc dama lay bàyyi nga. remercier musiciens yi remercier ñëpp balaa ñuy tàggatoo parce que nii may benn dernier sound. waaw last sound. moom la ñuy tàggatoo ay ca Laye. waaw maa ngi comme ni ma la ko waxee rek di gërëm sama gars yi nga xam ne sama doom day lañu
waaw béy ñu ngi jàpp waaw yeneen ñu dem tëgg mu métti mais comme moo koy waxee musique moom patient la waaw benn album boo mun nga def benn album xoosali nga def benn album rek nekk multimilliardaire parce que musique bi ka xam fu muy dem di gërëm ñoom Issa Samuel Baye Tama ak Famara Jabaate di leen xamal ni samay doom dee lañ maanaam ñoom ñoo bokk aar bi mënu ma def dara te ñoom duñu si bokk kon di leen di ñaanal fan yu gudd ak wér gu yaram merci beaucoup. Merci beaucoup Laye Ngom, merci beaucoup vraiment à tout ton orchestre, merci beaucoup au Kasumay Band donc moom mooy orchestre Laye Ngom donc mu nekkoon sunu gan tey vraiment ñu koy jaajëfal bu baax a baax di ko souhaiter une carrière longue et riche vraiment riche ni ñaanal ko vraiment ay tournées partout en Europe vraiment mais te loolu aussi xam naa ni foog waa Casamance foog waa Ziguinchor jàpp ci donc vraiment Laye Ngom a ngi nii jàpp lañ ci bu baax a baax donc man aussi damay remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñoo liggéey autour de l' émission vraiment xam nga ne émission balaa ngeen di gis image yi balaa ngeen di dégg son bi vraiment dafa am ay nit ñu nekk si ginnaaw vraiment merci à toutes ces personnes là son lumière caméra réalisation technique vidéo di remercier aussi sunu directeur bu bees bi Sinkare vraiment di ko jaajëfal bu baax a baax et toute l'équipe qui travaille autour donc de la réalisation de toutes ces émissions que vous suivez sur la première chaîne zonale du Sénégal RTS 4 Casamance. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine di remercier yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk di seetaan vraiment ñu ngi leen di jox dig daje très prochainement pour un nouveau Samedi Live Show mais tout de suite Laye Ngom day tëj ak ambiance n'est-ce pas ambiance ayca Laye Ngom demal. Yeah. Chol mama be kumbola o nimata titalanda asanture fama yeah kankula ba wondu wadina mama jambo wondu wadina kankula ba wondu wadina mama jambo wondu wadina